rek wax sama xalaat ci li nga xam ne li tey jii mooy xew-xew yi am fii ci Italie et particulièrement ci consulat bi coow li ngeen dégg liñ fiy dégg jamono ji ci ginnaaw yëpp ma bëgg cee wax sama xalaat man ci la nga xam ne noonu laa ko xalaatee noonu laa ko gisee buñ fa jógee bëgg naa laal tuuti rek ci li ñuy wax gestion Covid bi Covid 19 maanaam ci alal bi nga xam ne bi nguuru président de la République Macky Sall daf ko jagleel waa diaspora bi te mu am pàcc bu ñu joxoon waa Italie te ñu waroon jaaree ci institution yi pour gérer ko. waaw bi ci njëkk rek moo di ne dañuy ñaawlu coow lu jóg ba yegg ci fi mu yegg tey ci diggante ñi nga xam ne ji tey ji ñoo ŋànk institution bi ñuy wax le consulat du Sénégal à Milan waaye nag loolu bu ñu ko xaymaa waruñoo xaw a jaaxal parce que boo xoolee tuuti rek daanaka di nga gis ne ni institution yi di doxee ci Sénégal daanaka rek noonu la lawee ba fii ci Italie ba xam ne bi kenn umpalewul ne ñàkk cër bi ñu jox institution yi ñàkk gëdd bi ñu jox institution yi oyof niñ ko oyofalee wane na ne nañu waroon taxawoo Sénégalais yi fii ba war leen jox gëdd googu muy institution boobu ñuy wax noonu consulat dañ ko deful boo seetloo du lu bett parce que lu raam lii raam ci ñag bi la jëm te institution bi nekkul neneen lu mel ne à l'image des institutions yi nga xam ne yi ñoo nekk Sénégal waaw dañuy rek jëkkee ci solidariser wu et sans faille aux victimes aux travailleurs victimes yi nga xam ne yi tey ji seen àq dañ ko saafandoo seen yëleef dañ ko saafandoo ñooñu tey ji war nañoo am ndàmpaay war nañoo am wéraay war nañ leen delloo seen ay àq ak seen yelleef loolu mooy li njëkk bi ci topp mooy comme yàlla def na bañ yegsi ci fii ñu yegsi am nañ yaakaar ne saafara dinañ ko ci indi parce que comme dem na ba war a yegg ci doxi kilifa am nañ yaakaar ne kilifa yi dinañ ci indi saafara donte dinañu xaw a jaaxal parce que bu doon ne saafara war na cee am donc xam nañ ne waroon jëloon nañ ko ci yàgg na waaye comme yegsi na fii am nañ yaakaar ne saafara si dina ñëw loolu moo ñuy indi rek ci waxtaanu li ñuy wax gestion Covid 19 bi maanaam comme bi nga xam ne bi nguuru Macky Sall joxoon na ko pour ñu mën ci jàppale Sénégalais yi waaw bu ñu ko xaymaa xool Sénégalais yi nga xam ne dañu nekk ci yeneen dëkk daanaka transparence bi mu am leer gi mu jaar fii mën nañu wax ci Italie ne jaarul foofu te amu melu ci noonu du mooy ba fu ñu toll nii donc yegg seguñ ci noonu bi ci njëkk mooy nañ ko waxtaanee bañ ko waroon waxtaanee bala ñuy tënk sart yi dafa amul dañoo xëy ndogal wàcc ne nañ yónnee ay nit ñu teewal ñu fa ñu tënk leen nag ci yoon bu ñu war a taxawee bu ñu war a jaar ak ni ñu war a taxawee donc ñooñu déjà seen kàddu wàññi nañ ko ba lépp lu ñu mënoon xëy na duñu ko mën lu ñu waroon a wax duñu ko mën a wax lu ñu waroon a def duñu ko mën a wax duñu ko mën a def loolu moo jur na tey jii ñu boo ko xoolee di nga gis un peu partout Sénégal yi continuer jàmbat ñi nga xam ne ñi amoon nañ yelleefu jot ci xaalis boobu te jotuñ ci ñu ngi koy jàmbat ñi nga xam ne ñi ñu ngi ci liste yi di xaar ba tey ji di xaar ñu ngi koy jàmbat ñi nga xam ne dañuy ne dañu bëgg am transparence mu leer ci xaalis bi dañ ko gérer ba léegi ñooñu ñu ngi xaar ba léegi ils sont à leur fin donc di jàpp rek ne xëy na nañ ñaan yàlla loolu bi mu fi amati waaye bu ko fi yàlla indetee te mënuñ ko moytu nañu koy waxtaanee ba teg sart yoo xam ne yi Sénégalais bu ci nekk di ci gis boppam waaye di leen gërëm di leen sant xam naa du ñàkk ci yeneen waxtaan dinañu ñëwaat gën a yaatal asalaamaaleykum wa rahmatullah
maaleykum dama bëggoon a waxtaan ak yéen man la Abdoulaye Bara Diouf je pense que ne xam ngeen ma ci Brescia ak province ci li ma bëgg a wax mooy la situation qui prévaut au consulat de Milan. Situation la boo xam ne yaakaar naa ni li am yàgg na ndax ñun ñi nga xam ne ñoo bokk ak ñi nga xam ne ñoo fa doon ñu nominé ñoo bokk biir APR loolu bu yàgg ba léegi ñoo ngi ciy dox tey nag je pense que ni mbir ma dem na ba sës am na lu ca am li ci am ñëpp a ko déggandoo li ci des nag ñun waa Italie en tant que sénégalais de l'Italie dañu bëgg lépp leer ndax que leen fa nominé muy président Macky Sall moom lu ciy leer moom ak ministre des affaires étrangères am ñoom ñoo ko war a xam ñu leeral ko nit ñi li fi am biñ ko gisee ba pare ñun waa Italie arrangé wuñu parce que li tax arrangé wuñu consulat de Milan dafa nekk ci zone bu am importance ci Italie zone bu am importance ci Europe mooy consulat bi moo ngi nekk au nord de l'Italie en Lombardie nekk Milan je pense que ne bu fa problème amee situation yàgg fay am yàq na lu bari ci suñ diggante lu xam ne mën nañ ko jariñ Sénégal ñun ñi nekk au nord de l'Italie ak ñun ñi nekk ñëpp biir Italie coow li bari na bloqué na lu bari ci ñun citoyens yi waxuñu ay passeport kese waxuñu ay carte d'identité kese parce que ñun nit aussi mën nañu am ay relations de coopération personnellement ci suñuy personnage mais si le consul ne va pas le consulat de Milan ne va pas suñu lépp dafa taxaw kon nag ñoo ngi ñaan à nos autorités ñu leeral ñu liñ ci war a def ñu defal ñu ko ñun waxuñu ñu dàq kenn waxuñu ñu def li kenn ñu def ma sàmba ou ma demba mais li ñu warloo ak ñun nañ ñu ko delloo ba mu mat sëkk parce que problème consul Milan bi taxawal ni li ñu waroon na mën a jariñ Sénégal ñun citoyens yi nga xam ne ñoo nekk en Italie loolu nag loo xam ne la maa ngi koy wax parce que coow li bari na ñoo xam ne dañ leen a nominé ci ñu bokkoon parti politique jàppalante wuñu jàppaluñu que leen fa dugal que leen fa yóbbu bu mbir demee ba ëpp nag kooku na def arbitrage le plus vite possible parce que nous n'avons pas de temps à perdre bu ma paree ci loolu ma ñëw ci aide bi nga xam ne ñoo ngi koy tudd jëmale ko ci diaspora bi aide boobu je pense que ne loo xam ne la ñoo ngi koy rafetlu mënta jariñ lépp mënta faj lépp mais yëg-yëg bi moo ci am solo ñoo ngi sant président de la république comme am na xalaat boobu ci les sénégalais de l'Italie am ko ci les sénégalais de la diaspora parce que nag Covid bi muy crise sanitaire bi indi na crise financière te am na ñoo xam ne yëg nañ ko énormément ku wax ak ku waxut tamit ñu bari yëg nañ ko metti na trop ñoo ngi koy remercier ci li nga xam ne xalaat na ko ci diaspora bi li ma ci mujj a xam mooy am na benn tranche bu ñëw mais leneen li war a ñëw nañ ci gaaw jox ko ñi ko yeyoo ak ñi nga xam ne ñoom lañ ko war a séddale teg ko ci yoon comme ni nga xamee ne doomu Sénégal du doomu Sénégal bu bokk fii ak bu bokkul fële koo xam ne war nga ci am nga am ci ndax la tax nga war cee am mooy da nga nekk cas social ñooñu ñëpp buñ leen ci mënee dimbale ñu dimbale leen encore une fois maa ngi remercier les Sénégalais de l'Italie ci jàppalante bi ñu doon jàppalante ak solidarité bi nga xam ne ñun am nañ habitude du ko def ci biir Italie ndax ku nekk ci réew gis réew bu toll ni Italie ni ñu doon réew bu mag nga xam ne situation actuelle bi jàppalante nañ ba nga xam ne tey ñoo ngi bëgg a fàtte Covid en Italie loolu Sénégalais de l'Italie yi mel ni Italie loolu duñ def lu dul di ko rafetlu di leen jaajëfal di leen féliciter waaw jërëjëf. maaleykum dama bëggoon a waxtaan ak yéen man la Abdoulaye Bara Diouf je pense que ne xam ngeen ma ci Brescia ak province ci li ma bëgg a wax mooy
la situation qui prévaut au Conseil. seen xarit Adama Gueye di président association Disso moo ñëw di leen nuyu di leen ziyaara fas yéene tamit àddu ci li nga xam ne fan yii yëpp ñu ngi koy wax te mu amee ca Milan problème yi am ci Milan ba nga xam ne bii indi na rappelu yenn liggéeykat yi fa nekkoon ñu wax leen ñu dellu Sénégal. mooy nag loo xam ne li wax dëgg yàlla dañ koy njëkk naqarlu di ko métitlu di wax tamit di exprimer suñu solidarité tamit ci liggéeykat yooyu ndax li ci am vraiment lu regrettable la mais nag sànq wax naa ne ñu ngi koy naqarlu li tax ñu di ko naqarlu mooy dafa am yeneen événement yoo xam ne ñoo ko jiitu woon yoo xam ne ñoo gën a grave fuuf wax dëgg yàlla te gisuñ ci état bi amoon ci fermeté bi nga xam ne bii am na ko ci cas bi nag li nga xam ne lii man leen ci mën a wax mooy xam nañ li daan xew Milan ku mel ni man yàgg naa di fa dem di yóbbu ay accompagner ay Sénégal yi ñuy dem di déposer ci passeport ma gis climat bu fay am muy climat bu électrique wax dëgg yàlla ci diggante autorité bi muy consul bi ak liggéeykat ya fa nekk te loolu yaakaar naa ne nit ki mën nañu xam nit am problème ak kenn nit mais bu demee nag ba vraiment pratiquement ñi fa nekk ñëpp mu am ak ñoom problème alors boobu boobaa nag wax dëgg yàlla dañuy jàpp ne nit kooku xëy na moom tamit am na lu sikk ci moom li nga xam ne li moom moo am yaakaar naa ne état bi am na ay moyens pour vérifier ko ndax bu fekkee ne dañ doon grève te ñu ne wax dëgg yàlla ci information yoo xam ne am nañ ko di ñu wax ne que jour boobu am nañ plus d'une cinquantaine de dépôts am na ay retrait kon yaakaar naa ne wax dëgg yàlla jour boobu dina jafe ñu mën ko tuddee jour de grève parce que en général li nga xam ne moom la ñuy def ci dépôt ci jour yu mel noonu ay 70 personnes la daan nekk en général kon boo ci dindee temps bi nga xam ne bii dañ ko dem di ko waxtaanee ak autorité bi yaakaar naa ne loolu mënuñ ko considérer comme une grève te tamit wax dëgg yàlla nit ki bu nekkee kilifa ci benn béréb bu fa problème amee yaakaar naa ne des responsables yi dem waxtaan ak moom loolu yaakaar naa ci cours normal des choses la bokk comme vraiment loolu lu ñuy métitlu la te tamit ñu wax état bi aussi mu gën a xool fonctionnement consulat man en tout cas te loolu dama koy wax tamit demander association yépp ñu jàppale ñu ci mooy consulat Milan vraiment diplomate de carrière lañ fa war a indi wax dëgg yàlla politiciens yi fay indi dafa lu dul indi ay problème bloqué système bi déjà benn consulat boo xam ne bi pratiquement mën nañ ne actuellement moom mooy l'unique centre de production buy dem ay problème politique di dem bay paralyser affaire yi wax dëgg yàlla day nekk loo xam ne day métti te conséquences yi ñan ñoo koy subir mooy Sénégalais yi ñoom ñoo koy subir man personnellement am na lu ma ci vivre parce que accompagné naa ay Sénégalais dem 11h bloc bi nga xam ne bi moom mooy quittance yi jeex femme bi nga xam ne bi moom moo amee clé yi fi ñu ko dépôt bi tëj salle bi yóbbu clé bi dem fay téléphone am ñu nekk fa 11h ba 14h 15h gisuñu ko gars yi wax dëgg yàlla policiers yi def nañ ci seen waru gar dem nañ waxtaan affaire bi amul benn amélioration finalement man maa jël sama décision dem toog ak consul bi mais bi ma ko waxee yàlla moo ma seede te xam naa ne peut-être vidéo bi dina ko dégg li ma tontu mooy demal c'est un problème interne danañ ko régler mais un problème interne conséquences yi kan moo koy subir li ñuy wax ñaari ñay bu ñuy xeex kenn du gën a sonn ñax mi ñuy dëgg
te ñax mi sénégalais yi la kon yaakaar naa ne loolu lu mat a wax la lu mat a vraiment déplorer la te salaamaaleykum waa diaspora maa ngi nuyu di leen ziar surtout waa Italie maa ngi di ziar bu baax a baax man la seen camarade seen frère Amadou Guissé depuis Napoli ma ñëw rek ci ñaari point vidéo bu gàtt benn bi ci consulat bu Milan la benn bi ci aide bi président Macky Sall dugaloon ci diaspora bi muy 12 milliards yi consulat ba tey la fa xewoon ay jamono ñëpp yëg nañ ko la wër na monde entier benn bi nekkoon tey ci am na ay jamono ku xooloon maanaam ku doon seetaan actualité li fi xewoon ci kon scandale ci côté Rokhaya Ba Touré da nga yéemu ci yàlla jënd fi benn appartement benn immeuble nekk da koy jëndal Sénégal mooy fi consulat bi nekk ñu déglu fi ay coow scandale bu 800 et quelques millions lu jógee foofu mu daanu si ci tey lu yéeme ci ay agent am dem bay dàqaloo ay agent am dem bay sosal ay agent am ñu fi déglu ay problème bu sapaaga ay faux bu sapaaga dem ba di tey di fexe ba tey agent yi fa nekk tey leen dàqalu ba état Sénégal tey jël ay décision pour rappel ña fa nekk maanaam yóbbu leen Sénégal mu nekk lu yéeme mais wala njaay dafa ni yéen nekk borom moo ciy fanaan te moo ciy fanaan moom mii même APR tey Italie tey moo ko yàq luy njiit nag mooy njàg mais lu jot yomb dama ne ba toog am ba dama ne ba wóolu boppam ni moom dafa am wéeruwaay maanaam fa nga wéeru woon tey moo daanu mu rës parfois nit day soxor ay nit ba soxore ba boppam loolu moo ko dal moom xamoon day dem dafay jóge donc mun su may dem naa am ñu ma yóbbaale pour man soxor lay nuróol te loolu moo ko dal mais sant yàlla xëy na mu ngi soog a jot ñun duñu yéene nit ku bon lu bon mais lépp lu yooyu nit ki rek après sa kaw lay këpp dama këpp ci kawam je pense que tey boo nekkee njiit nga wane njiit nga kilifa nga wàcce sa bopp jox cër say nawle xam ne ñii mission moo leen fi indi yore ay njaboot nga dem ba di leen jéem a tey toroxal lof yow nga torox loolu moo ko dal ñu nag duñ ñaan nit ki lu bon jamais xam naa sax vidéo bi sax gars yi seetaan daanu xam fi ma jëm su ma jógee foofu ma ñëw ci mbirum aide yi tey ku xam ne président Macky Sall dugal na ci diaspora bi 12 milliards dëkk bu nekk am sa wàll su bëre surtout waa Italie mais nag bu ñu xoolee tey ñu ñu séddalee mbir mi am na ñu am na ñu amul te ñi amul bëri na trop aussi am na ñu jot seen 300 euros mais coole bëri na trop di wax rek tey muy ambassadeur bi fa nekk ñu fexe rek ñi nga xam ne tey jotuñu seen 300 euros ñu jox leen ko bu dee seen dossier jaar na yoon te boo xoolee ñi jotul sax yaakaar naa ñoo ëpp te yaakaar naa xaalis bi suñu xaalis la état Sénégal mënu ko jox donc da nga ko séddale mu jaar yoon mbir mi du bëri politique xaalis bi du APR du PASTEF du PDS du beneen parti ñëpp ñoo ko moom kon donc ma yaakaar ni tey loolu bu ñëwee képp ko xam ne tey am nga ci cër rek dana ko war a jox xam naa tamit fii laa yem ak gaa yi leen tàggu rek ba beneen jërë ngeen jëf